asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen nuyu ku nekk turam ak santam di leen dalal ci studio iRadio ITV dem mbégte tey di dalal ay kàngam di waxtaane Afrique xam ngeen tey mooy le 25 mai mooy journée de l'Afrique dem tey maanaam mbégte bu bëri di dalal fi nga xamante ne ñu waxtaane ci mbirum Afrique ki nga xamante ne mooy Aziz Solomon Fall di chercheur di internationaliste ñëpp xam ko engagement ci affaire Thomas Sankara ci mbirum Afrique lu mu ci liggéey lu mu ciy def ci àdduna bi di dalal tamit kii di Mounirou Sy di juriste génne benn téere fan yi di wax les sirènes de Gao l'Afrique après 60 ans d'indépendance te professeur Felwine Sarr maanaam préface livre bi ak avant-propos bu kii docteur Cheikh Tidiane Gadio def ko te bu ñu waxee sirènes de Gao dafa mel livre bi dafa ñëw à moment crucial bi nga xamante ne tey ñu ngi wax fale ca Mali président bi ak premier ministre bi militaires yi leen na jàpp arrêté leen ndaxte militaire yi gouvernement bu bees bu ñuy defar ànduñ ci loolu nag di bu ñu xoolee Afrique depuis 60 ans dafa bëri soubresaut ay coup d'état militaire wax démocratisation ñu avancer de reculer bu ñu xoolee ci Afrique cartographie bi surtout Afrique de l'Ouest bi rek jafe-jafe yi bëri na Tchad mu ngi nii jafe-jafe am na fa Mali kenn waxutu ko boo demee Burkina Faso jihadistes yi boo demee fii ci Nigéria beneen affaire la fii ci Sénégal 2 mars bi passé gis ngeen di xawoon fii ci suñu réew yi lan moo tax Afrique boobu ba léegi ba indépendance ba léegi ñu continuer nekk ci ay guuta day jafe-jafe est-ce que yorin bi moo jaarul yoon est-ce que ñu jiite ñoo matul ay njiit lañ mën a waxtaanee tey Aziz Solomon Fall actualité bu récente bi mooy d'abord fii ci Sénégal coow li bëri na concept nañu démb communiqué gouvernement bi génne ko nee na président jënd na benn avion buy jar 60 à 59 milliards opposition bii ñëpp ci nga ñi nee na loolu du warul loon am léegi te li ko xam ni lan moo tax lu ko undu continue de difficulté financière bi réew mi traversé noo ko jàngatee loolu. waaw xam nga normalement kilifa réew bu nekk normalement war na am loo xam ne moom moo koy yombal ci liggéeyam mais ci si ma gis-gis lu gàtt vraiment affaire bi jotuloon ndax foog naa ne Sénégal tey li muy daj ak juste période bi nga xam ne moom ci la ñuy jaar mënoon na leen may tuuti ñu musal ndax xaalis boobu aussi xaj na feneen ndax ba léegi amoon nañ yeneen pexe ñoom seen voyage internationaux moom bari na jaabante lool te soxla woon loolu mais nag en même temps lu wóor boo xoolee avion présidentiel normalement sax ay avion yoo xam ne dafay cher ndax dafay am ay technologie ay protection yu kenn mais dégg naa sax ñuy wax ne kooku occasion lañ ko jëndee mais lu wóor ba wóor man ci sama gis-gis daal normalement affaire bi jotuloon surtout ci timing bi fi ñu nekk waaw. mu ne est-ce que moment buy waroon jënd avion présidentiel la compte tenu la situation bi réew mi di dund. waaw xam nga xëy na ku nekk ni nga koy gisee mais il faut ñu xam ni avion présidentiel dégg naa ci benn journal am ko bindee avion familial avion présidentiel du avion familial avion réew mi la ndax tey équipe nationale du Sénégal mën na soxla léegi avion bi président jox ko mu dem beneen soxla mën na am ñu dajale ay fukki Sénégalais téeméeri Sénégalais président àll leen ko mu dem beneen bi mooy avion kenn du ko jënd ci xobet man li ma gëm mooy xëy na commandé woon nañ ko bu yàgg di fay ndànk-ndànk tey la xëy na wala semaine bi wala weer bi mooy dernière échéance bi mu jeex mais ñëpp xam nañ ni Sénégal am na ay difficultés yoo xamante ni tey xëy na jënd avion nii tey xëy rek waxaale avion jënd ko du woon lu gën a jàmp ndax réew mi am na ay taxawaay yoo xamante ni ñi ngi koy taxawu ci wàllu xale yi wàllu liggéey wàllu njàng wàllu santé xëy na xaalis boobu bu doon xobet tey la bu ñu ma laajoon en tant que conseiller spécial du président de la République dama naan ko na xaar ba suba ba gannaaw suba mais xëy na ba mu koy waxaale yii yëpp xewul woon te avion bi muy remplacer bu ñu fàtte ni itam avion bi nga xamante ni moo fi nekk nii am na 20 ans te bañ koy jënd occasion la te avion présidentiel nag itam dañ ko war a sécuriser ndax réew mooy bi gën a garaaw mooy réew mi nga xamante ni président am yàlla na ko yàlla may fanu gudd ak wér ñoom ñëpp nag président Afrique yëpp mais benn président bu faatoo ci nguur day indi jëyee ci dëkk te li gën a gaaw ci faatu président moom mooy avion bu def crash loolu itam war nañ ko bàyyi xel mais nañ xam ni daal bu doon xobet la tey xëy rek damay jënd avion jotul mais xëy na bañ ko commencé di waxtaanee di ko waxaale di fay benn par benn yàgg na xëy weer wi nag wala ci semaine bi xëy na mooy dernière occasion bi nga xamante ni mooy tranche bi mujj ñu fay ko communiquer ni jënd nañ avion pour Sénégal parce que du avion président Macky Sall du avion Alassane Samba Diop du avion monsieur Fall du avion Mounirou Sy avion Sénégal la loolu nañ ko xam
te du avion familial aussi te loolu kese mënul ruiner pays parce que gis naa ay articles yu bari yu jox naan avec l'avion du Sénégal on ruine le pays non avion du Sénégal c'est pour le Sénégal ku ne mën na ko utiliser jamono mën na am kenn soxla ko suba ñu jox ko mais bu doon nag jënd tey la xobet waxaale pour président am avion dañ naan ko na xaar ndax soxla yi xëy na ña nga fa la di xaar. waaw ci mbirum transparence parce que même bu ñu jëndee avion bu fekkee léegi daf ko laaj Sénégal yi am nañu droit xam ñaata la jar même bu ñu nee avion présidentiel maanaam secret militaire la est-ce que loolu secret militaire bi du tamit yenn saa occasion yu duggal sa affaire xamante ne askan du xam parce que bu jënd avion assemblée nationale mënoon a xëy na toog xawal opportunité jënd avion bañ ko jënd même bu fekkee sécurité président la. waaw mooy li Mounir wax c'est-à-dire que xam nga yenn technologie yi nga xam ne moom mooy méngoo ak nga sécuriser borom réew mi moo tax normalement du ñuy feeñal ñaata lay jar mais en principe man li may wax moom laay waxaat foog naa ne lii daf lay refléter en fait li xew ci Sénégal même bu dee nangu naa li Mounir wax c'est-à-dire que teel nañ ko jënd mais en réalité boo xoolee en fait bu ñu amoon marge manœuvre en terme d'état maanaam ñu am ñoo moom suñu ressources mën ko jëriñoo ñu am benn marge manœuvre maanaam 40% de nos souverainetés loolu xëy na ñu mën dégager mais dañuy bor ba boree fi mu nekk ñëpp a sonn donc xaalis boobu xaj na feneen doy boo xoolee rek état wu pays bi ci yeneen infrastructure xaalis boobu xajoon na fi man daal loolu mooy sama gis-gis bu gàtt. waaw mu ne bu ñu waxee groupe Afrique tey mooy journée de l'Afrique nee nañu 25 mai ñoom Kwame Nkrumah ak ñoom leaders yi xamante ne ñoo yoroon Afrique dañuy wax xalaatoon ci Afrique 60 ans après ñu ko ni wax mbirum coup d'état malee ngi noonu démb est-ce que Afrique bi yorin bi ak njiit ñi mot nañu njiit. waaw xam nga occasion la pour man sax maa ngi lay gërëm ci livre bi nga annoncé te ma war ko génne samedi prochain incha allah musée des civilisations à 16h incha allah ñu war a waxtaanee ci 60 ans bi Afrique amee indépendance ak léegi mais man li ma njëkk a constaté mooy am na ko bindoon bu yàgg indépendance yi niñ ko négocier baaxul d'ailleurs dañ ko négocier wul sax indépendance bi dañ ñu koo forcer Afrique xëyul suba ni damaa bëgg jël sama indépendance jox leen ma ko tubaab bi ñoo ñëw négocier ba xam ni jot bi moment bi jot na ñu jox leen ko bañ leen koy jox est-ce que préparé woon nañu pour yore réew loolu mooy bu njëkk bi deuxièmement liñ ñu jox est-ce que méngoo na ak suñu ñun état africain bii nga xamante ni moom lañ jot 1960 est-ce que méngoo na ak dëkkiinu doxaliinu waa Afrique parce que bu ñu fàtte ni état bii ñu yore du leen lu dul état colonial ndax tubaab bi ñoo ko façonné woon administration bi ni ñu koy dawalee administration tubaab la gouvernement yi ñuy monté gouvernement boo xoolee ak yu France sorewul li ko njëkk a firnde mooy constitution yi nga xamante ne mooy tënk suñu réew yi constitution bu 58 bu France boo xoolee ci surtout pays yi nga xamante ni dëkk yi nga xamante ni France la leen nootoon seen constitution boo ko xoolee ak bu France benn la presque même si vers les années 2000 commencé nañu di génn yu soppeeku yu ndawaan mais yax ba France la loolu moo tax africains yi gisuñu état man dafa am ñetti constat bu ma def fii état n'existe pas amul fii l'état est faible bii l'état est anachronique maanaam adapté wul ak ni ñuy dundee te loolu ñett yëpp boo ko xoolee da nga koy gis Cap ba Dakar Tanger ba Zanzibar beneen bi ci tegu mooy ñu bare dañoo foog ni yorewuñu état mbirum askan dañ ko ciy génne maanaam askan bi ñu bokk mais dañuy jël seen fi ñu soqee ko li ñuy tuddee clanisme ak familialisation te loolu yorul état maa ngi fàttaliku benn bis ma toog ak kilifa gu mag mu ni dañ ko mës a wax Senghor ni ko na jël Philippe Senghor def ko ministre parce que jàng na am na xam-xam Senghor xool ko ni ko on ne gouverne pas un état avec sa famille et par sa famille loolu sagesse boobu dafa am solo deuxième chose am na waxuma nag ni ku bokk sa famille am xam-xam warul la nekk ministre warul la nekk député mais na fekk mu mate ko mais jël koo xamante ni sa doom la wala sa leneen amul xam-xam boobu munul loolu nga dénk ko lu toll na réew pourquoi parce que da ngeen a bokk loolu doxalinu réew mi méngoowul ak loolu troisième chose mooy tubaab yi dañ ñoo bàyyiwul ak suñu bopp indépendance boobu moo tax dañ koy def entre guillemets lu xew ci gannaaw tubaab yi la Mali ñëpp foogoon nañ ni coup d'état jeex na fa mais bi ñu xëyee suba gis nga la fa xewoon tey militaires yi seen bopp ñoo defaat coup d'état ay militaire te loolu dara gënu ko garaaw te lii firnde la rek ci yeneen dëkk boo xoolee Sénégal li ko waroon yàggul
mennum Sénégal rek moo ci amoon gouvernement civil mais boo demee Guinée-Bissau Guinée Conakry Mauritanie Mali militaire rek la woon Centrafrique boo xoolee yeneen dëkk yi du ñu dëkk il faut aussi ñu accepter ko état bi nga xamante ne moom la ñu xalaat ni mooy état ak souveraineté pouvoir exécutif pouvoir législatif pouvoir judiciaire pouvoir économique pouvoir financier bu dox secteur public privé ak public bu dox yenn dëkk yi boo xoolee ay peuplade lan rek lañ mooy ñu baal ma mais boo ko constaté da nga koy xam dëkk yi ñu wër nii boo xoolee ci gannaaw da ngay gis ni ay gàddu dëkk lañu rek am seen i tànt yore seen i giléem di sàmm à gauche et à droite ñii pël lañu ñii ay saraxole lañ ñii ay dogon lañu seen dunduwaay bokkul ñu xëy suba dalante pour lan accéder au pouvoir li xew Mali aussi ñu bari ngi foog ne naan li tax militaires yi jël pouvoir bi maanaam mbirum état la mais ca gannaaw mbirum dëkkin la ndax y a le grand banditisme derrière lan moo ko indi mooy dëkk ya ñu dëkkee amul dispensaire amul école xaalis bi nga xamante ne moom la état bi yor dafa am fu mu féete ñooñu bëgg a accéder ci loolu moo tax ñuy tojante bopp mbubboo ko nag jihadisme mbubboo ko islamisme mais du loolu bu njëkk ba loolu la woon peut-être mais jamono ji banditisme la rek te li ko indi mooy xiif ndóol ak gis ni ñuy pasaree alal ji te ñoom bokkuñu ci. Aziz Salomon Fall est-ce que même diagnostic nga def ci Afrique tey bu ñu xoolee li xew ci Burkina Faso Thomas Sankara nekkoon nga xamante ne moom amoon na espoir jeunesse africaine. waaye dañ koo faagagal ba léegi procès am ñu ngi koy layam-layame fii di xew tey Côte d'Ivoire li xew Mali coup d'état bi fa am li xew maanaam Gambie dafa xewoon li xew Guinée Conakry Guinée-Bissau Mauritanie est-ce que loolu yëpp 60 ans yi ñu bu ñu defee bilan bi dafa mel ni échec la ci gestion africaine. mais xëy na du échec ndax man sama gis-gis xaw na wutee tuuti. lu tax ndax boo xoolee sax li xew Mali tey xew na Sénégal gi ndax Mali ak Sénégal ñoo war a nekk benn ñu téye seen kilifa dañ leen arrêté dàq leen ñi ko yàq nag mooy ñi nga xam ne ñoom ànduñu yoon ci indépendance boo xam ne dañ koy négocier ndax indépendance da nga koy nangu da nga koy xeex da ngay fagaru Afrique nag dafa bari te wuute am na ñi nga xam ne ñoom dañuy xeex seen indépendance ñoom Algérie ñoom Afrique du Sud ñu noot leen lu yàgg ba ñu xeex ci ay xare yu metti tubaab yi noot leen ñu libéré wu yeewu boobu nag ñuy tekki li leen notoon wute nag suñu yos suñu yos en fait complot la woon mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo bañoon ànd ci suuxal askan bi léegi nag Sénégal gi daf ci yàgg bokk du ci période indépendance boo yenn wax yi nag neexul a dégg mais boo xoolee ñuy wax sax tirailleurs sénégalais dafa bokk ci dispositif impérialisme bi nga xam ne ñun ñoo ko jàppale am na ay dëkk fii boo demoon Madagascar boo waxee nit sénégalais nga da ngay saaga sax da ngay ne yow sénégalais saaga la. ndax liñ fa jot a rey donc loolu nag neexul a wax mais foog ñu wax ko parce que boo xoolee bu ñu bëggee vraiment soppali suñu continent foog ñu am aussi autocritique ndax li may wax li xew Mali en fait xew na fii. maanaam suñu responsabilité ñun en tant que sénégalais ci dispositif bi. waaw accompagner ko jàppale leen. sala ñu jàppale nag système OTAN bi boo gisee li xew Mali li Mounir wax na dëgg mais nag man wan naa ni si sama film bi ñuy wax Africom Go Home wan nañu naka bi ñu yàqee Libye fekk ñu bari jàpp ci ñoom Compaoré ñooñu ñoo def ba finalement Guelwaar yi am fii. ndax diine bi ñoom ni ñu koy interpréter am na ñoo xam ne ñoom système mu xalifa la ñu koy gisee mais nag waa Pentagone ñoo waa CIA bi ñuy tàmbali affaire bi ci Afghanistan donc ñoom taliban yi boo xoolee aussi ni agent secret américain ak anglais yi ni ñu jàppalee axwaan muslimaan yi nekk ci dëkku diine islam te bari te wute noonu la affaire yi commencé donc loolu yëpp boo xoolee en fait mooy moom laay wooyee sahélistan maanaam ñu ngi yàq. Ndar mënutuñu téye économiquement koom-koom bi mënuñ ko téye ni ñu ko daan téye pendant les 60 ans ndax am nañ yeneen pexe. maanaam Chine ak ñoom seen. donc fi mu nekk géopolitique boobu indi fi loo xam ne dooleel armée yi mais ngir mën a. jëriñoo suñu ressources yi. ce qui fait que ñoom on est devenu complètement dépendant c'est-à-dire mënuñu fexe suñu bopp libérer suuxat tekki lien boobu. Deuxième problème mooy suñu système bi dafa nekk système boo xam ne ni liggéey bi ni ñu ko defaree système la boo xam ne ñun ressource rek lañ fi nekkee maanaam mbéy mi mbaa li nekk ci suuf si mënuñu sax boo xoolee dëkk yi boo ci lim mënuñu sax defar puso
donc système industriel bi nga gis moom mu ngi gis Sénégal dépense improductive ci bâtiment lay jëm mais moomuñu suñu réew moom sa réew nag tey jii mooy journée boo xam ne journée bu tedd la ndax ñun li ñu fonk mooy ñi nga xam ne ñoo yàqoon ñu ngi fii di yàq. te ëllëg ñun ñoo leen ci bàyyi donc foog naa ne foog ñu xool li xew Mali mooy xew Sénégal maanaam ñu jàppante nekk benn jéem a corriger erreur yooyu génn nag ci mode néocolonial de croissance boo xëy ñu keroog Macron woote na fi di wax day def New Deal boobu lan la lu dul conditionnalité loo xam ne France Afrique bi nga xam ne mi ngi dee moom la ñu bëgg en fait jeexal ñu pour ne tourner page bi ki ko tàmbali woon mooy ki doon wax Thomas Sankara parce que Thomas Sankara moo jéem a def ci dëkk boo xam ne lu tuuti la loo xam ne moom moo waroon am ci Afrique bi yëpp ñu rey ko ci bi ñu ko fa reyee nag ci la ñu jàppale waa këram yi ñu dem ci yoon pendant 24 ans ñuy doxal ba tey jii ñi nga xam ne ñoo ko fa téyoon note leen ñu ngi nit léegi ci yoon ñoom Compaoré ba France moo exfiltré Compaoré ci Côte d'Ivoire nga xam ne Côte d'Ivoire moom sax moo ko yàqoon yaxeet teg fa ñi nga xam ne ñoo fa téye nguur gi tey ñoom ñaar ñëpp tubaab bi ak ñoom ñoo téye Compaoré moom te ñu ngi ci yoon ci ak moom donc loolu moo lay won ne que Afrique bi ñuy tagg di naan 60 ans d'indépendance mooy téere bi nga xam ne Mounir bind na ko dafay leeral ne en fait indépendance boobu amagul léegi ñu naka la ñu mën a dagg buum yi nga xam ne ñoo ñu yeewu naka la ñu mën a xool naka la jigéen ñi ak baykat yi mën a téye nguur yi pour ñi nga xam ne ñooy foyee suñu alal ñu mën leen noot une fois yóbbu leen ci yoon tey jiitu defoon 100 premières fortunes ñi nga xam ne am nañ alal ki nga xam ne seen ngemb tax na tey jii bu ñu wooneen ne yéen seen xaalis fu mu jógee dinañ ci am xaalis boo xam ne mën nañu jëriñoo askan bi waaye nag loolu mooy question impunité de moom loolu la ñuy xeex ndax tey jii du affaire u célébration dañuy xool ndax Afrique avancé na mais nag foog ñu aussi ñu wax dëgg bi nag moo jafe dégg dëgg bi mooy ñu war a xool en termes d'autocritique lan la ñu defoon ak lan la ñu waratul def man daal noonu laa ko gisee. malgré indépendance ñuy wax nii comme ni nga ko waxee ci kayit rek la mais boo nekkee indépendance amoo sa monnaie bopp yorewoo sa souveraineté monétaire yorewoo sa gàncax boo ko defaree mënoo ko transformer ci sa réew mu am système de prédation bu ñu installé te dem nañu ba sur le plan psychologique dama koy wax gars yi naan souvent Alassane nga bu ñu gisee tubaab dañ koy gën a jox respect que nit ku ñuul. boo amee stagiaire bu ñëw ci yenn rédaction yi sax bu fekkee tubaab la journaliste seen bopp dañu comporté ak moom wuute na ak stagiaire bi ñëw jógee fii Sénégal ñëw di stage est-ce que fondamentalement problème bi du problème de mentalité la ñu war liggéeyaat ci éducation bi ci xale yi am seen fierté bopp xam na ne ñoom buñ ci duggee mën na ci génn est-ce que du foofu liggéey bi fa la war a tànd parce que tant que defuñ liggéey boobu dañuy bind di wax rek. dëgg la non seulement problème de mentalité mais problème de comportement mais mentalité bi mooy expliquer comportement bi li nga wax dafa nekk tellement dëgg que amul lu ñu ciy teg problème de kilifteef bi ñu amoon kilifa yi taxawoon wax ne dañoo bëgg Afrique pour boppam comme disait l'autre America first ñoom dañoo taxaw ni Afrique d'abord mais dañ leen fay jëlee tubaab bi li ma wax sànq ba léegi bàyyiwuñu. te li muy wax mu ne bi ñu fay jëlee dafa am ay africains yu ànd ak ñooñu pour jëlee leen foofu tubaab bi ñoo leen formé. voilà ñoo leen di utiliser ñu nekk ay instruments pour jëlee fi. nga xamante ne supplétif waaw ay supplétif ba pare ñooñu yées tubaab yi ndax dañoo dem def roy dàq mel na tubaab nekk nit ku ñuul alors que seen bopp ak seen xalaat ak seen jëfandikuwaay yépp jëfandikuwaay tubaab la xalaatu tubaab la definu tubaab la. peau noire masque blanc voilà masque blanc. loolu moo tax bi affaire bi amee ku mel na Kadhafi mais biñ koy rey africain dañ ko seetaan. ñoo ko reylu sax. ñoo ko reylu am na fu mu demandé woon nañ ko pour ñëw bien vrai que dafa bañoon nen na ba benn moment xam ni fii dañ koy rey mais ku mu tàllal loxo nga seetaan ko te ba nga nekkee ci guuta nekk ci soxla moo la daan fajal lépp moom Kadhafi moo fi woote woon États-Unis d'Afrique ba pare jëm ko matérialiser pour mel na Nkrumah pour mel na Amilcar Cabral ak ñeneen dañ ko faagaagal rey ko rey bu ñaaw boo xamante ni assassinat la suul ko comme si dafa newoon benn malfrat benn. avant moom Thomas Sankara. avant moom Thomas Sankara ak ñeneen. ay ñoom service Olympio. Olympio. ñoom Kwame Nkrumah dañ ko génnee. mu dem Guinée ci la ko Sékou Touré jël ñu def l'entente Lumumba Guinée gannaaw Lumumba dañ ko rey te ñi ko rey génn nañ télé di ay tubaab wax ni bañ koy daggate yooyu ñu xëy suba sulliwaat ko daggate yaram bi dugal ko ci benn barigo acide. di génn télé di rey di ay belge am ku ni sax yor naa
ci souvenir ay bëñam waaw. ana ñooñu est-ce que traduire nañ leen justice non moo tax bu ma déggee ñu naan New Deal il faut ñu def ci très attention même le plan Marshall bi ñu évoqué c'est quoi am na parfois il faut ñu remonter à l'histoire politique. les contextes. plan Marshall bi muy am Allemagne ak France ñoo rawoon ci àddina bi ci xam-xam américains yi ñoo gënoon tardé amuñu woon xam-xam les vraies grandes universités c'était les universités allemandes ak universités françaises mais ñu toj Europe yàqate ko carrément américains yi indi seen xaalis ñi leen mën nañ leen defaral Europe mais ci benn condition lu ngeen soxla ci jumtuwaay pour tabaxaat Europe ñun ñoo leen koy jox mooy xaalis bii ñoo leen di jox da ngeen ñu koy delloowaat loolu mooy plan Marshall bu fekkee loolu la ñu woote bërki démb fële France mooy nañu Europe wala France aal xaalis mais lu ñuy soxla dañ ko jëndawaat foofu mooy nag dañoo war a arrêter loolu li Ghana wax démb Addo le président ghanéen Kufuor-Addo dafa ni Macron soxlaatuñu dërëmu France nañ bàyyi Ghana defar Ghana loolu mooy rupture bu ñu war a am en partir de 2020-2021 Afrique na xoolaat li mu mënal boppam yam ci li mu bëggal boppam jéem a defar li mu mën ndax ci àdduna bi taxaw na li koy firnde Covid bi mu amee te nga xamante ni tubaab bi mënuñu dugal seen loxo suñu activité mais ñun dañu gérer suñu bopp Afrique moo gën a néew la dee ci àdduna bi parce que benn tubaab ñëw fi di ñu lëj mbët di ñu xool bu ñu tubaab yi bàyyeeg suñu bopp rek ñu dem ak suñu bopp. est-ce que loolu xam man lu ma jaaxal mooy bu ñu yeewoon nan nañu pa bàyyi suñu bopp nga yaakaar ne tubaab dafay yeew rek bàyyi la sa bopp. est-ce que tubaab dafay yeew bàyyi la sa fekk yow liggéeyu condition yi xamante ne lay bàyyi. mais ci kaw la ñuy parce que ñoom ñu ngi topp ki la téye di wut si yow du muy lekk. nga naan bàyyi ma moom dina la bàyyi. te yow liggéeyu condition yi mu lay bàyyee. lu wër ndax boo xeexoo. xam nga booy xeexul du dem de. waaw moom da nga dafa am ñoo xam ne dañ ko nangu. moom la ñuy wax servitude volontaire ñu ci bari mooy li nga wax sànq foog naa ne wax nga lépp ndax affaire bi problème aliénation la maanaam ci suñu bopp complexe boobu dafa am boo xalee même suñu jigéen ñi ak naka góor yi fonkee jigéen bu xees voilà dem ba ji xeesal ñu yokk ci seen kawar yi waxatuma ak li ci des ñaaw njott bi nga xam ne nag moom mooy entretenir boobu mooy li ñuy wax ñun comprador maanaam dafa di type élite boo xam ne ñoom seen bopp la ñu tal ak jëriñoo ñi nga xam ne ñoo leen jàppale bon en d'autres mots am na ci ñoo xam ne mën nañu wax ne ay patriotes lañu mais man ci sama gis-gis gis-gisu révolutionnaire la parce que dama xam ne affaire bi fu nga jóg moom sa bopp moom si réew te dafa am lu mu laaj ay sacrifice la ñi nga lim yëpp am na loo xam ne ñoom moo leen séq loolu lañ bëggoon moo tax ñu rey leen impunité bi ànd ak moom moo tax ni tey ñoom ñooy def li leen tey li ñu tey li ñu bëgg a def au fond kenn mënu leen dara ndax ñoo téye nguur yi téye askan bi mais nag xale yi ñu ngi commencé di bare di yeewu politisation bi am na léegi nag njëriñ yi mooy naka la ñu mën a am benn politisation boo xam ne dafa démocratique maanaam xale yi mën a am aussi ay mécanisme de décision bokk ci décision bi nga xam ne moom mooy suuxal askan bi. mais est-ce que loolu si njàng bi lay jaar si éducation bi lay xoolaal formation xale yi bu ñu nekkee sax classe d'initiation. dafay nekk civisme maternelle bi. dañ xam nga fa nga yaru am teggin xam aussi fan nga jógee ak fa nga jëm. te loolu normalement ci éducation bi normalement ci suñu làkk lañ ko war a njëkk a def duñ koy tàmbali moom li Baye Cheikh Anta doon wax buñ ko tàmbali yoon ci vraiment ci xale yi nekk gune bu tuuti ñu koy jàngal ci làkkam. làkk man bu doon sama sago benn làkk lu ñu am ci Afrique mu nekk maanaam Swahili ñu jàngal ko boo xoolee Rwanda bi ñoom su tuub nañu bàyyi nasaraan tubaab bi dem ci anglais te pourtant dëkk francophone loolu donc mën nañ dem roy ci suñu aada gëstu ci suñu làkk mais aussi mooy li ñu doon wax affaire bi c'est un problème de psychisme maanaam foog ñu dem foo xam ne mën nañu am rupture ak ñeme boo xam ne ñu mën a confronter ñi nga xam ne ñoo téye askan bi wane ne ñoom ni ñu koy téye jaaduwul loolu nag xeex la mooy li ma doon wax ay wure la yu metti te ñoom fi mu nekk ñu nekk en position boo xam ne 21e siècle bi ñoom li ñu bëgg a def mooy continuation bi ñun nag ñu bëgg a def rupture nag fu nga joxe ay pexe. pexe yi naka la ñuy bay li nga xam ne moom la ñuy lekk naka la ñuy moom suñu ressource naka ngay mën a équilibrer
dëkk yi gox yi nga xam ni ñoo nekk ci àll bi ak Dakar par exemple Dakar boo jëlee kaw Sénégal boo xoolee Dakar situation bi ak yeneen régions yi franchement c'est instable mais loolu mooy Afrique bi yëpp maanaam extraversion yi lépp féete boor beneen problème moo ci gën a mag boo xoolee surtout kaw Sénégal mooy marchandisation bi maanaam ñëpp ngi jaay parce que amul beneen pexe état bi liggéeyul benn liggéey boo xam ne mooy jàppali askan bi parce que désengagement de état ni ñu génne état ci économie gars yi def économie de conteneur maanaam nga jël Sandaga tasaaroo ko ci Sénégal ñëpp di jaay. te tout est importé. voilà te mënul sax defar puso donc loolu xam nga ne mënul defar askan bi donc moo taxit ma ni système boobu moom laay wax panafrique centrale ci samay téere di jéem a woon ne am na yeneen pexe mais pexe yooyu nag dafa metti parce que benn génération moo war a sacrifier wu. no ñi nga xam ne ñoom nanguwuñu sacrifier foog ñu génne leen fii du nekk coup d'état dafay nekk résistance boo xam ne ñi nga xam ne ñoo xam ñi leen not ñoo war a fagaru. léegi nag ñetteelu problème bi xam naa bari na mooy diine bi parce que diine waxul nga nangu ñi lay not diine en fait dafa wane ñëpp benn lañu benn boobu nag am na lu mu tekki kenn du not sa moroom kenn du boole njabootam di nangu réew mi di ko foye loolu diine mësu ko wax donc système boobu nag mooy créer aliénation complexe infériorité bi nga gis ci tubaab bi mais aussi mu nekk ci biir diine bi loo xam ne nga nangu nga ne ndogalu yàlla noonu la affaire bi mais affaire bi du ndogalu yàlla ñun ñoo moom suñu bopp nit la problème mu nit moo koy faj nit na may garabam mais wax nga sànq lu am solo mooy mbirum xale bu jigéen bi c'est-à-dire boo gisee yenn cadre yi bu ñu demee ba réussir dañu takk jabar bu xees loolu poussé suñu sœurs yi di xeesal yaakaar ne il faut nga xees nga nekk jigéen allier seen couleur est-ce que du conséquence esclavage ak colonialisme bi traumatisme bu mu def ci nit ñi ba nañu yaakaar ne lépp lu baax tubaab la parce que boo solee fii dallu ngaay ñu naan way dallu ngaay de dallu kii la dallu chinois affaire yooyu alors bu dallu jógee tubaab naan cuir Italie la jógee est-ce que loolu taxul ba suñu njiit yi seen bopp bu ñu bëggee wax bu ñu leen fale bu RFI taxawee France 24 ñu taxaw bañ a wax ak seen journal askan parce que bu ñu constaté fii réélection Bazoum première interview RFI France 24 Macky Sall mi bu bëggee wax ak Sénégal yi dafa jaar ci Alain Foka di wax ak moom Alain Foka animateur rek animé RFI rek du journaliste sax am na ñeneen ñi nga xamante ne mooy Alpha Condé ñëpp bu ñu bëggee wax rek li soxal askan wi dañuy dem ci média tubaab bi est-ce que complexe boobu du ñoom seen bopp ñoo ko gën a di accentuer seen population. waaw problème boobu nag dafa gën a xóot parce que boo xoolee ci affaire apartheid bi ak maanaam ni ñu doon séddoo nit ku ñuul ak nit ku weex xam nga àdduna dafa jóge ci nit ku ñuul nit ñi soppaliku ndànk-ndànk maanaam li ñuy wax phénotype mooy différence bi nga xam ne moom nii sa dëkk mel maanaam mu tàng mbaa mu sedd ci sa physiologie. climat bi mélanie beeg yëpp waaw loolu mooy soppaliku boobu foofu la jógee. mais nag benn xeet moo am mooy xeetu nit. classe humaine voilà mooy classe humaine daal. amul lu ñuy wax race. mais nag problème bi c'est que dafa am problème ci biir antiracisme bi ñoom ñooy utiliser concept de race pour continuer wane nag foog nga mën a xeex ak concept de race donc quelque part ñu ngi reproduire système bi alors que race amul. en même temps race dafa nekk une réalité sociopolitique maanaam dafa di loo xam ne moom niñ dañ koy dund en termes de ostracisme maanaam ni ñu lay marginal ni ñu lay xatal. mu nekk fii mu nekk bitim réew. donc gëm ne koo xam ne xees na wala mu tubaabee comme mooy affaire aliénation bi ñu waxoon ñoom France Fanon bind nañ ci ay téere. ak ñu bare ñoo xam ne ay kàngaan la ñu wane nañu. que affaire bi en fait ci bi ngay nekk xale foofu ngay jëb wane ne amul te boo xoolee nag ci njëlbeen lu yàgg-yàgg maanaam Kémit Égypte boobu xeetu àdduna yëpp fa lañ doon dund. te musul am différence yooyu si mais nag lu wër am na foo xam ne affaire bi foofu la tàmbalee te clairement ci Europe la jógee maanaam nga am lu weex moo gën nga am lu ñuul boo xoolee sax mooy nga xam ne lu ñuul dafa daxantal la. waaw mooy péjoratif. waaw nuit noir voilà mais loolu dafa di loo xam ne dafa soppaliku waaw dafa soppaliku avant c'était exactement le contraire. moo tax léegi y a des groupes yoo xam ne ñoom dañuy roy ci affaire ñuulaay boobu di ci dooleel mais aussi kooku racisme à rebours la. parce que genre beneen sens la aussi waaw beneen sens la mooy li ñuy wax ku ñuul rek moo rafet mais loolu tam beneen forme de racisme la xam nga. donc foog vraiment ñu yeewu ci aspect yooyu yëpp pour wane nag affaire bi xeex bu mag la mais mën nañ ko daan mais ci xale lañ koy dooree. waaw loolu mooy xale parce que xale mooy avenir réew bu fekkee ne ci éducation bi xale yi formaté wu leen bu am seen fierté bopp. parce que Trump bu ñëwee ne American First Again
xale bu ndaw bu juddoo États-Unis dafa am fierté boobu waaye fi histoire bu ñuy jàngal suñu xale tubaab yi ñoo ko bind ñu naan Lat Joor dañ ko dóor Béranger daa daw est-ce que boo juree doom bu jàng histoire boobu du yaay renforcer complexe boobu ci moom. dëgg la li ngeen wax moo ci nag il faut ñu commencer par xam suñu bopp d'abord. dafa am parce que d'abord wax nga ko léegi li ñu war a njëkk a xam mooy adduna bi yëpp ñi ko dëkkee Afrique lañ jógee. Afrique nit ku ñuul mooy peupler le reste du monde. tubaab ci nit ku ñuul la jógee asiatique ci nit ku ñuul la jógee arabe ci nit ku ñuul la jógee te li ma leen di wax. Cheikh Anta bind na ko leer nañ ñeneen ñu dul ñoom ba leeral ko. te loolu am te loolu sax dugal nañ ko ci livre le peuplement du monde par l'africain. moo tax ñu wax ni nous sommes tous des africains. beneen bi ci tegu wax nga ko. ñu gëmloo africain yi ni leen xeet amul benn jeune homme moo am benn genre benn espèce homo sapiens sapiens. muy tubaab muy arabe di asiatique homo sapiens sapiens la africain que dëkk Chine que dëkk Japon que dëkk Espagne wala Grèce donc loolu dañ ko dugal dans la formation à la base à l'école en commençant comment par les langues nationales pël bi nañ ko jàngal loolu ci pël te gëwuma ñu jël sunu langue nationale yi tudde leen les langues mortes jël tubaab anglais tudde ko langue vivante deuxième chose bu ñu ko defee daañu abrégé primaire parce que 6 ans ci primaire dafa bari 2 ans école maternelle dafa bari li ngay jàng maternelle mën nañ la ko initier comme ça CP CI ak CP nekk benn classe C1 C2 nekk benn classe da ñoo yem prolongement rek la bi ci tegu mooy ñu xam ni aussi li tax ñu topp ci gannaaw ñëpp mooy dañoo xiif tant qu'on n'a pas réglé wuñu problème mu lekk nit ñi di lekk lu baax lekk ba suur du ñu avancer tant que réglé wuñu problème mu ndox te boo xoolee ñaar yii ma la wax nga xam ne mooy dund réew àdduna bi yëpp d'accord nañ ni Afrique la am Alassane ñun rek ñoo fi am ñaari climat par an climat bu ne ñaari yoon lay ñëw Afrique alors que bu nekkee beneen dëkk la benn yoon lay doon Afrique du Sud boo fa demee juin da nga fay fekk hiver mu sedd guy di nekk 3 degré gi -3 am neige boo ñëwee décembre Maroc loolu nga fay fekk kon am na ñaari hiver am na ñaari été am na ñaari automne am na ñaari printemps bu ñu defoon tey agriculture intensive jamono jii may wax ak yéen mango commencé na am Sénégal mais amatul Afrique australe et pourtant au mois de décembre amoon na fa tey bu ñu defoon formation agriculture intensive mën nañu am mango 12 mois sur 12 7 jours sur 7 def ko noonu pastèque def ko noonu leneen ak leneen fruits et légumes bu ñu ko doon transformer mu ñëw ci industrialisation ñu transformer ko sur place par nous-mêmes pour ñun ñii suñu bopp daañ mën a lekk ndax fruits dañ koy lekk fruits dañ koy naan fruits dañ koy waaw mais xam la mooy sama problème ci loolu. je termine par li ngay wax non man dama lay expliquer sama problème loolu. li ngay wax ni. wax nañ ko bindaat ko waxaat ko partout. def ko ay téere def ko ay téere mais problème bi mooy lan moo tax duñ ko def. waaw lan moo tax ñu continuer toujours 60 ans après di discours rek. guddi ak bëccëg il faut aller vers l'action. lan action bi nag loolu laa laaj lan moo nañu war a def pour action bi am. commençant par l'école. il faut changer les programmes scolaires. il faut changer nañ jàngal africains yi seen bopp à l'école. il faut changer d'accord mais changeons. voilà pourquoi on ne change pas. léegi xam nga ñu il faut changer dañuy yaakaar bu ñu waxee rek am na. ñu demaat encore dans 50 ans di il faut changer. on changera quand. xam nga yàlla dafa wax ci alxuraan man loolu ma gën a di métti ci réew mi. xam nga alxuraan dafa wax ni. inna allaha la yughayyiru ma bi xawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. yàlla du soppi seen njiit. maa la wax loolu ngeen décider yéen seen bopp soppi seen bopp. waaw ñam leen di tànnal moo yéen a yem. tant que peuple bi taxawuñu ni rupture ça suffit it's enough doy na nañu taxawaat xool suñu bopp njiit yi ñu am ci ñun dong la ñuy jóge donc buñ ko defee ba tànn suñu bopp koo xamante ne xam na kuy boppam xam na Afrique xam na lan mooy cosaanam xam na kan mooy Thierno Souleymane Baal xam na kan mooy El Hadj Oumar xam na kan mooy Njambun Mbodj xam na kan mooy Ndata Yàlla xam na kan mooy valeurs yooyu yëpp mu incarné ko incarné wax def incarné loo wax sàmmonte ak moom jëf ce qu'on appelle le respect des serments et des sermons oui le respect de la loi l'expression générale du peuple loolu bu ñu ko tànnee ba xam ne Alassane Samba Diop mii moo ñu ci gën a yey li ñuy tuddee tànn nit ñi sur la vertu et le talent ñu jiital la jël nag teg yoon ci réew mi bàyyi kumba am ndey kumba amul ndey doxal alalu askan wi ñu delloo ko askan wi bañ ko jël dugal ko ci kër gi dugal ko ci mbokk yi dugal ko ci xarit yi tant que loolu rupture boobu bu amulee dañuy nekk di wax jëm suba rek. waaw mais foofu fi may jeexalee Alassane mooy la jeunesse politique
xale yi yeewu nañ léegi ñi ngi jóg di intéressé wu ci politique mais nañ am formation. c'est important. parce que bu ñu ñëwee di sànni xeer loo tabax tey bu subaa ñu ñëw toj ko amul njëriñ loolu c'est très important nañu dem formation jàngi man professeur d'université la damay toog ak étudiants yi def maîtrise étudiants yi def master bu ñu làkkee tubaab làkk anglais làkk wolof làkk bambara làkk pël da nga naan mais ñi lu ñu xam dégguñu wolof dégguñu pël dégguñu tubaab dégguñu arabe dégguñu anglais ba pare ëllëg ñu war leen a jox réew mi loolu problème la. waaw mais loolu am na importance parce que yow li nga wax sànq li muy wax ne changement boobu bu fekkee dañu war a jóge ci wax jëfee ko dafa laaj ay sacrifice dafa génération sacrifiée pour les autres qui vont arriver mais est-ce que yaa ngi Afrique tey gars yi bëgg lu neex nii nekk ci réew yi di malaiser yi dañoo bëgg ils sont prêts au sacrifice ci réew mi. non ñi téye nguur yi pratiquement ci dëkku Afrique yëpp ñoom nanguñu loolu. waaw moo tax it affaire bi bëri la boo xam ne ñoom moo leen gënal situation bi mu niir décrire loolu moo leen gënal. waaw ñun nag li ñuy wax mu nekk pexe dafa di loo xam ne jafe ne mais mën nañ ko mais pour ñu mën ko ñu téye nguur gi mais nag gars yi suñu bakkan la ñuy jël parce que en réalité bu ñu xasoon ba jafandu ba am nguur gi tàmbali li mu niir wax dañ koy yàq. parce que intellectuels yu bëri tamit ñoom dañu bëgg dugg ci affaire dañu nekk ci en marge naan di dénoncer rek waaye duñu dem. voilà mais man en tout cas man lu wër bu wër. xam nga yow bëriwul. non say genre yu bëriwul am na xam ne dañuy dénoncer mais duñu dugg ñoom dañuy nekk fii naan way man d'accord ma dañuy doxalee comment on peut nommer tel ministre yow yaa ngi ci boor yi. doo duggal sa loxo. waaw dëgg boo dëggul nag kooku dirigé la. xam doo ci mën dara. bañ naa ko ba man bi may lancé bi li ñuy wax mouvement des assises de la gauche maanaam ñi féeteeg càmmoñ ci spectre politique ñi nga xam ne ñooy wax ni ñuy wax nii ñu denk mu nekk rencontre gauche historique ñoom Mazine Ndiaye ñoom Ndofène Diouf jiite ko. bon parti yooyu yàqeet mais pourtant loolu moo mujjee am bennoo ba bennoo te indi fi libéraux yi man foog naa ni nga xam ne bu dee xale yi yeewu nañu pour xàmme lan mooy différence càmmoñ ak ndeyjoor ci mbirum politique. parce que xam loolu mooy premier degré politisation. formation xale yi formation parce que xale yi mën nañu xëy yeewu am indignation mais nag. léeg-léeg sax ñu téye pouvoir loolu moo xewoon Burkina Faso ñu dénk ko militaires yi loolu moo xew feneen mais foog donc ñu am repolitisation démocratique boobu dafa di processus boo xam ne ñoom fi mu nekk politique waxuñ ci dara ndax ñoom li ñu politique dafa méngoo ak sàcc ak ñaaw njort mais am na beneen politique mooy waxuma ne ñu ñoo tane mais lu wóor c'est que ñun bu ñu téyewoon nguur gi ñoom la ñuy jiital. xale yi ak jigéen li ñu jiital ngir askan bi jëm kanam mais loolu moo tax gars yi di ñu xatal mais nag bés ngi ñëw parce que nit ñi duñu bëree apartheid bi nga gis. dafa di lewaatoo bu gudd boo xam ne nit ñi bàyyi nañ ci seen bakkan ba ñu fal leen ñu téye nag Ghana bi nga gis c'est la même chose ku for nekkul nécessairement càmmoñ mais dafa am fu mu roy. ñoom Nkrumah lay topp processus askan bi aussi xam foofu mu jógee ndax ñoom Ghana njëlbeen Ghana bu rëy boobu moom la ñuy fàttaliku moo ne nag américains yi même bu dee ñu noot nañ leen am na yeneen pexe man nag ci sama gis-gis mën nañ def lu rëy. mais Africa nekk benn kooku nag dafa di benn sacrifice boo xam ne benn génération moo koy def ñun nangu nañ ko def. man suma baay. bi muy dem di takk égyptienne. congolais la woon. pourtant ajoor la mais xeex ak tubaab ba tubaab yi noot leen ñu daw jaar Niger dem Congo bi mu demee Congo Lumumba nommé ko ambassadeur ci Égypte. ba bi ñu reyee Lumumba moom moo yóbbu doom ñi. jàppale leen foofu ñoom Pauline ak seen doom. mais ñoo doon première génération panafricain donc foofu ñun la ñu roy amuñu benn mérite lu dul continuation boobu donc xare bu métti la. mais Afrique dafa am loo xam ne ñeneen ñi amuñu ko ñun dañu am benn optimisme boo xam ne mooy suñu réalité. maanaam mooy suñu philosophie. ni ñu koy gisee dafa wuuteeg asiatique yi wuuteeg tubaab bi moo tax it man affaire bi en fait du ñu yox avoir toujours l'espoir. man suma espoir man je suis convaincu que. 21e siècle yi bu dee àdduna am na. c'est que Afrique mi ngi ci bokk na ci. te soppaliku na. te sànq nga wax nga lu am solo mooy formation bi. xale yi dafa laaj ñu former leen ñu xam. parce que tey ñu si benn réseaux sociaux lañu nekk di xool xëy na tax mun ngaa informé wu mais t'es pas formé. mais kooku ci dafa laaj formation en profondeur. mais kooku ci parce problème que parti yi amatuñu école politique. waaw parti yi léegi leen intéressé mooy dem ci nguur gi Benno Bokk Yaakaar rek toog ci affaire di seetlu affaire yi. opposition bi tamit dañuy dénoncer pour ñëw toog bu ñu toogee def ni gars yi def li toj parce que benn lañu. base communicant la ñi fi nekkoon dem ci opposition bu nekkoon ci pouvoir bi. waaw yére nguur gi di ko pasar pasare ils sont toutes les mêmes. est-ce que jeunesse bi aujourd'hui war leen gën a tàggat ñu xam lan mooy pour xam luy intérêt xam ne dafa laaj sacrifice bañ a yàqamti. mais gis nga technologie boobu dafa générer aussi benn dépendance bu rëy parce que xam nga politique doo ko defee juste technologie kooku c'est un moyen. mën nañu am confusion. xale yu bari dañuy ay pétition foog ne ñu ngi ci affaire bi xare bi ci mbedd bi la ci gox yi la ci tool yi la. ci askan bi la ci askan bi la
loolu mooy réalité terrain bi la. donc faut pas confondre moyen ak réalité bi léegi nag am na génération bu mag boo xam ne mi ngi jëm loolu piège la en réalité ndax technologie bi ñun defaruñu ko technologie bi ñi nga xam ñoo ñu not ñoo ko téye mënoo dem ci internet di fi def yenn yi te foog ne gars yi gisuñu li ngay def ñu ngi koy gis ndax ñoom ñoo ko moom 80% après câble yi souterrain sous-marin yi ñoo ko moom satellite ñoo ko moom données yi ñoo ko moom donc moo tax it fi mu ne aussi foog ñu xool feneen yeneen pexe xool xam nit individualisme bi nga xam ne moom xale yi moom la ñu commencé di ko utiliser kooku moo gën a dangereux in fact foog ñu mooy li mun a doon wax foog ñu soppaliku xool suñu askan xool naka la ñu mën a vraiment jëriñoo suñu mën-mën yi te li ñuy ut mooy mbégte xam nga am na ay mots sax moo comme bonheur dafay jafe expliquer nit parce que est-ce que noflaay la est-ce que naataange la est-ce que bëgg la xam nga ay définition yu bare mais loolu mooy suñu horizon pour askan bi te loolu nag mooy am ndox parce que ndox ci développement lan la mooy nga ubbi sa robinet laan ndox boo xam ne kenn mësoon na ko naan balaa nga koy naan mu saw ko ñu dugal ko ñu traitement ko ba dugalaat ko ci aquatique bi nga naan loolu mooy développement dégg nga ñu Sénégal bi li mu ni doon wax mën nañ fi am ñaari mbéy ndax ndox bi dem di soppale ci géej gi mën nañ ko jëriñoo man maa ngi jógee Saint-Louis am na ki ñuy wax Moussa Kaba foofu mi ngi def li nga xam ne ci Mali lañ jógee ay benn mango boo xam ne Baginda lañ koy waxee mango bi mënoon na am bu fédération Mali amoon dina am Sénégal gi yëpp parce que ñoom ñu ngi appliquer ay techniques ñu xam ne à l'époque de la SAED xamoon nañu pexe yooyu mais yàq boobu moo nekk ci askan bi xale yi mën nañ leen dugal ci tool yi ñu bay ñu am ci ay salaires yu am maanaam mooy zone yu ñuy wax urbaine maanaam du ville du campagne mais di nga fa am noflaay di nga fa am mbégte boo xam ne état bu leen ci jàppale yoon ñu am ci ndam ñu mën ko reverser ci askan bi mais nag volonté politique boobu moo ñàkk parce que ñi ñu not ñoo bañ système boobu am. mais nag ñu ngi koy xeex ci base militaire yi nga xam ne ñoo téye suñu réew mi ñu ngi koy xeex ci aussi naka la ñu war a moomee suñu ressources yi problème bi daal c'est que il faut que ñu nangu ne xeex am na. te loolu daal ma ñu xam ne ñu ngi roy ci suñu ancêtre mu ñuy wax ancêtre de l'avenir ma ñu xam ne ñoo joxe yoon bi ñu topp seen tànk yaatal géew bi. nee na xeex am na te xeex bi nag dafa laaj intelligence. dafa laaj stratégie. dafa laaj aussi xam foo jëm. mais impression bu ñu am mooy xeex bi dafa désorganisé dafa désordonné te ñoo ngay xeexal sax xam nañoo foo jëm. bu la joxee exemple fii Sénégal dama koy wax gars yi naam Alassane yooyu ma ne ko Sénégal fii bu ñu xoolee bi ñuy waxee am nañu gaz ak pétrole RFI France 24 tubaab bi dañuy renforcer médias yi si suñu réew yi te c'est pas pour nos beaux yeux RFI buy def fulbe du c'est pas pour mu neex nit ñi dafa am fu ñu jëm France 24 buy def wolof c'est pas pour nos canal bu créé chaîne tudd suñu yëf di si def suñu film yi c'est pas pour les beaux yeux des Sénégal dafa am benn stratégie bu ñu defar en place mais en interne ñu état yi lu ñu def. léegi li nga xamante ne moo am mooy. waaw si xale yi dañ leen gëmloo ñaar xaalis du valeur pouvoir du valeur ay moyens la rek lan mooy valeur jub. nite régler dal respecter sa mag respecter jigéen yooyu ñooy valeur africain mooy valeur nit. mais est-ce que njiit yi waruñu woone exemple boobu. absolument bu fekkee ñiy devoir yar d'exemplarité. ñiy yar wala joxe valeur yooyu ñooy promouvoir les contre-valeurs. ñi leen di roy waxatuñ ko. boo gisee xale yi am ñu manqué repère yi seen bopp ñoo dootul ay repère. kon parce que da nga gis xale toog papam ci salle bi kenn woo ko téléphone pap ji ne ko maa nga Tambacounda fekk mu ngi toog saalam. sa doom bu gisee loolu dégg ci yow day yaakaar ne pap ji fenkat la. papa ji day yaakaar ne c'est normal de fen de mentir. te loolu gars yi dañ koy soofantal. Serigne Cheikh daf ko nettal nee na benn góor dafa ni doom ji bàyyil fen ndax bi ma toll ni yow daawuma fen. waaw dëgg la xale bi xool ko ne ko kon kañ nga ko tàmbali. waaw bi ma toll ni yow. mooy am na benn moment commencé di fen. donc am na yoo xamante ni da nga koy moytu ci sa njaboot. waaw. xale yi dañu teel a bëgg a am dara te jànguñu jaaruñu fa mag ña jaar. yàkkamti il faut ñu xam lu la patience. deuxième chose pouvoir bi nit ñi bëgg doo ko utiliser ba am doo ko wuti ba am ko di ci lor ñi nga xamante ni yaa leen yilif sëñ Moussa Mbacke dafa ni woon doole yàlla kenn du ci dóore kenn du ci fayoo c'est important donc ñaar yooyu mooy yi nga xamante ni war nañ ko indiwaat ci penc mi te waxtaanu biir néeg buñ ko dugal ci ëtt bi. waxtaanu ëtt buñ ko yóbbu ci penc mi. c'est important internet foofu laa bëgg ñu gérer ko mag ñi xoolaat xale yi ndax lay xew biir néeg
mi ngi ci penc mi léegi. alors que sax waruloon génn ci ëtt bi. bu ko defee mbirum xale yooyu ngay wax ci wàllu liggéey ñu bañ a soofantal liggéey parce que tey am na koo xamante ni boo nee papaam dama bëgg mu dem defi mécanique parce que Sénégal ñaar rek fi am Afrique soit da ngay am diplôme ba nekk docteur wala nga bañ am dara mais képp ku fi am maîtrise wala nga am master ñun la da ngay dem defi mécanique danaan man sama doom du nekk mécanicien sama doom du nekk ab baykat damaa bëgg mu dem bureau. sol costume toog ni ñëpp. alors que mbay mi ci la fi la mbir mi nekk Afrique li fi am ci suuf kenn xamul nu mu toll volonté politique rek la j'ai un ami man ak yow ku ñuy wax Moussa Seck xam ngeen ko. grand agronome. créé na lu ñuy tudd agropole. moo ko fi njëkk a créé ci wàllu xam-xamu Afrique parce que moom c'est un agronome référencé au niveau international. agropole boobu da nga fa mën a bay sàmm dëkk fa ñu defal la parcelle investir 2 à 3 milliards ci yow nga créer économie bu kenn xamul nu mu toll mooy li ngay wax. Urbaine. Le mi-rural mi-urbain loolu fa la ñu toll il faut nag pour cela ñu raxas bopp xale yi gëmloo ni leen liggéey soo métier amul ndax bu dul loolu xaalis bu ñu am daañ ko jël takk suñu bopp jox Europe bu nekkee li ñuy sol tissu bi ñuy sol fa la lañ koy defaree teinture bi ngay teinture sa yére Chine lay jóge puso bi ngay tappe sa bouton ak bouton bi ci boppam Europe la jóge lépp lu ñu liggéey ñoom ñoo ko moom te fa laay jëmee ci CFA bi. ci monnaie CFA. CFA mooy sunu monnaie ñun waa Afrique sowu jant defare wuñ ko Afrique tubaab fële lañ ko defee chamelière ay tubaab a koy defar transport bi koy jëlee foofu ba indi ko fii exclusivité française la. bateau yi koy indee conteneur yëpp ñoom ñoo koy def. te dañ koy fay de. bu ñu ñëwee nga bëgg a utiliser xaalis bi. jëlee ko fii yóbbu ko Cameroun te Cameroun am CFA ni yow parce que ñetti banque ñooy joxe CFA. BCC banque centrale des Comores banque centrale des États de l'Afrique centrale ak banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest tey boo yoree 1000 francs di CFA nga yóbbu ko Gabon balaa nga koy mën a dépenser il faut nga wecceeku ko 1000 francs wu Gabon parce que 100 francs bu nekk il faut que Sénégal am banque am trésor public français 35 francs yu disponible foofu. kon tey benn 100 francs benn 1 franc français du 100 francs CFA. c'est 135 francs CFA. 35 francs yooyu ñuy bàyyi trésor public français gratuitement parce que nee nañu dañuy assurer la convertibilité ak la fixité de la monnaie loolu bu ñu ko xaymaa mës nañ ko xayma suñu benn kuréel bu ñuy wax GERCA demoon nañ ba tourner ci autour de 100 millions de dollars bañ ko xaymaa africain bu ne mënoon na ci am pendant 18 ans valeur u 4800 par jour ci wàllu africain paysan. loolu kenn xamul nu mu toll ci alal bu ñuy jox France parce que rek moomuñu suñu monnaie nga xool dëkk yi am monnaie seen bopp Maroc moomu am monnaie ma ngay dem bàyyi ñu Espagne léegi bu ñu amee problème mu liggéey Maroc la ñuy ñëw pour wut si liggéey gis nga ko barki demb Tunisie dafa am monnaie autoroute yi kenn xamul nu mu toll da ngay jógee Tunis ba Sousse ba Monastir autoroute bañ koy am ëpp na 20 ans Égypte noonu Chine noonu Brésil noonu Inde noonu bu ñu amoon suñu monnaie téye ko suñu bopp di décider suñuy politique monétaire suñuy politique budgétaire bàyyi FMI bii ak Banque mondiale avec leur ANOLA les avis de non naka lañ ko tuddee. objection de non objection. nga xamante ne dañ naan la lii ngay def te nii lañ ko bëggee nga adopté seen idéologie ak seen politique. le phénomène genre wax nañ ko bërki démb. dañ naan la balaa ñu lay lebal mbirum góor jigéen na nga ko wéyal xam ni nit day am góor am jigéen am keneen ka nga nangu ko ak teg ko def ko loi Sénégal bu xëyee jóg ni non. FMI ni ko comme da nga ni non dootuñu la lebal xaalis banque mondiale ni comme da nga ni non dootuñu la lebal xaalis loolu nañ ko bàyyi xel seen agenda la ñuy doxal seen politique la ñuy doxal seen idéologie la ñuy doxal te loolu arrangé wul Afrique. waaw mais man sama problème mooy loolu yëpp xam nañ ko boobu ba léegi nag ñu continuer ci loolu duñ changé dara alors dañuy discours yi man dama bëgg xalaat dama bëgg laajte naka la ñu traduire discours yi en acte. non mais xam nga même rupture bi naka lañ ko mun defee effectivement. mais en même temps foog naa ne am na ay avancées c'est-à-dire que affaire comme dañ koy def ndànk-ndànk. monnaie bi ñuy wax nii. mi ngi ñu ngi koy soppali. il faut donc non mi ngi am na c'est-à-dire mu neex ñu naq ni affaire bi am na déjà. xam nga ñu ngi jëm ci éco bi. ñun bu doon suñu yaakaar vraiment ñu am benn monnaie continentale mais kooku sori na. mais pourtant loolu mooy pexe bi. même éco bi Macron ma koy bëgg saboter de moo Ouattara. non mais c'est-à-dire que ñoom mooy conditionnalité yi Mounir wax xam nga ñoom ñooy seen intérêt boobu foog ñu doxal ko ñoom loolu moom umpulul kenn mais ñun ñoo war a toppatoo suñu mbir. loolu dong la moo tax ma ne la mën nañu wax jëf bi moo xaw a des. mais jëf bi mooy dem parce que du ñu xaru.
foog ñu nangu xam nga ñoom ils veulent l'Afrique sans les Africains maanaam ñoom Afrique ressource la ñu bëgg mais ñun ñoo war a yeewu xeex bi ñu mottali ko nit ñi jàppale ñi nga xam ne comme ñun ñooy téye depuis longtemps amuñu moyen mais ñu ngi fii di dund ak di jéem ak di xeex ñoonu war nañ xon pexe yooyu am na léegi nag monnaie bi ñuy am monnaie continentale mooy banque centrale africaine bi nga xam ne Kadhafi war na ko def war nañ ko def war nañ am benn armée continentale mais boo xoolee am na ay avancées yu ñu jëm ci loolu avancées yi nag gars yi ñoo koy yàq mais ñi ci këpp suuf mais avancées yooyu am na même zone économique bi nga gis normalement moo tane nen mais ñun bu doon suñu sago dafay nekk marché introverti bu marché boo xam ne day dem bitim réew pour Afrique lay doon. mooy li mu ngi doon. marché intérieur marché intérieur de biens de consommation de masse lañ koy woy yooyu loolu ñooy pexe yi léegi nag système industrialisation dafay méngoo ak naka lañ ko mën a doxalee ndax amuñu yenn doole yi et cetera naka la ñu mën a tànn aussi suñu partenaire ndax coopération sud-sud ci pexe yi la bokk. mën nañ xool waa Brésil xool waa Afrique du Sud waa Russie waa Chine ak ñoom lim leen parce que ñoom tam ñu ngi doxal seen intérêt. mën na intérêt mën na méngoo ak suñu yoos loolu nag liggéey bu mag la foog naa ni commencé na loolu wër mi commencé na dafa yéex. dañ ko war a accélérer. agenda 2063 bi gars yi di tagg doyul. doyul man de doyuma. NEPAD bi yàgg naa ko critiquer man ci ñu njëkkoon critiquer NEPAD laa bokkoon parce que am nañ yeneen pexe tey war nañ am benn plan de développement continental amaguñ ko. amoon nañ plan de Lagos ak yu mel noonu mi ngi avancé nag nañu muñ nañu liggéey nañu continuer xare bi ndax xare la. jërëjëf maa ngi lay gërëm di la sant kii di Aziz Salomon Fall temps bu ñu joxoon jeex na mun ni tamit di la gërëm di fàttali téléspectateurs auditeurs da génne benn téere bu tudd les sirènes de Gao l'Afrique après 60 ans d'indépendance livre bi da nga koy dédicacé fan yi di ci wax li xamante samedi di xew ci réew mi Aziz Salomon Fall tam bind na ci lu bëri ci continent yi pour ñu libéré temps yaa ngi ci def ay séminaires yu bëri ci Dakar pour yee nit ñi encore ñu gën a moom suñu bopp ci université Dakar fan yi yëpp ban jour la nga fay nekk tey lii tàmbali ba le 31 cycle de conférence pour ñu ñëw wax ci mbirum Afrique waaw képp xamal Afrique soxal na la réew mi soxal na la ñu génn ci jafe-jafe yi ci boobu jaam yi ma ngeen dem déglu conférence yi ñu da gërëm di leen sant ñaanal yéen ak jàmm jërëjëf